bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa usalli wa usallimu ala man bu'itha rahmatan lilaalamin wa ala alihi wa ashaabihi wa atbaa'ihi wa xulafaa'ihi wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddin. mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu aq di leen baalu aq di jiital ci nuyoo bi ak Cheikh Sayid Muhammadin al Mustafa si xafizahu llah wa ayyadahu wa raa. di ziyaar ñépp ñu nuy seetaan ci Mourchid TV di ñaanal ñépp jàmm di ko sàkku ci yéen ak xew-xew bi nga xamante ni moo lëmbe jamono muy feebar bi. di dolli di ñaanal suñu kilifa ndax jamono bi ñu toll ak xew-xew yi nga am yittey taxawal ci lii kooku jar naa ñaanal. comme niñ ko baaxoo defee ci weeru koor muy université du Ramadan ñu di ci njàng moo xamante ni ci lañuy jariñu ba mu dellusi. ñu amati ci bind bu ñu bëgg di waxtaane muy bind bu nga xamante ni ci lañ jële yeneen bind yi yépp muy alquraanul karim wa qadaaya al asr. alquraan ak xew-xewu jamono yi maanaam lu ko alquraan àtte ak lu ci alquraan wax. ñu cëralu ni ci tomb fiqhu nawaazil fi lxayaati almuasira. fiqhu nawaazil fi lxayaati almuasira buñ ne fiqhu nawaazil dafay dugal xew-xewi jamono yi ndax an naazila mooy loo xam ne dafa wàcc mbir mu màgg mu wàcc ci nit ñi te musuñoo gis lu ni mel te gisuñu àtteem ci alquran gisuñu àtteem ci sunna xewut woon tamit kon amuñu ci ijmaa. léegi nu ñuy def ba tënk ko ba ni lii moo ci àtte suñu borom. moo tax buñ ne fiq moom nekkul loo xam ne nit ñi ñoo ko sos. ñu bari nag dañuy song fuqahaa yi fekk fuqahaa yi niñ taarife fiq mooy al ilmu bil ahkaami al sharciyati al amaliya al muktasabu min adillatiha tafsiliya. kon ab xam-xam la bu ñu jàng waaye fu ñu koy jële ci alquran ak sunna maanaam texte yi nga xam ni moom la ñu am. kon du lu ñu sos ki koy wax amuñu lenn luñ ko mën a songe su fekkente ni jaar na ci yoonu mu war a jaar. naazila mooy loo xamante ni day mbir mu màgg mu wàcc ci jamono. kon comme li nga xam ni jamono bi moo xew muy feebar bi ñuy wax coronavirus wala covid 19 lëmbe na jamono waaye diine tamit mi ngi dund kon faaw attey diine am. léegi attey diine yooyu am na ci yoo xamante ni naka la ñuy def ba atte ko ni lii la ci suñu borom wax. moo tax ñu bëgg a waxtaanee ay tomb. bu ci njëkk bi mooy introduction bi ñuy def. ñaareel ba mooy alqadaaya almuasira fi baabi tahaara maanaam ci buntub laab yan question moo posé wu instant yi ak xew-xew yi nga xamante ni moo am. beneen ba mooy alqadaaya almuasira fi baabi salaat ci julli yan xew-xew moo posé problème nit ñi ak xew-xewu jamono bi. ak alqadaaya almuasira wala boog al ahkam al mutaalliqa bil janaza maanaam ñi nga xamante ni dañuy faatu moo xam feebar bi moo leen faat wala leneen moo leen faat ñoom it nu ñu def ak ñoom ci jamono bii ndax li ci war lépp muy sang jullee suum. ak alqadaaya almuasira fi baabi siyaam koor ak xew-xew jamono bi. alqadaaya almuasira fi baabi zakat xew-xewi jamono bi ak joxem azaka. yooyu tomb bu waxtu wi yaatoo moom la ñu bëgg a développer incha allah. ci introduction bi li ñuy njëkk a wax rek mooy duñu mufti li ñuy wax tamit du doon fatwa. kon ñaar yooyu lu jaral bàyyi xel la. fatwa dafa am ay daraja
am na muftil mutlaq koo xamante ni moom dafay jël texte alquran wala mu jël texte sunna ni lii la ci yàlla àttee xew-xew bi nga xam ni kenn jiituwut woon wax ko lu ni mel maanaam amul benn information avant loolu kooku mooy mujtahid mutlaq ki nga xamante ni texte alquran bi la jël sukkandikuwul ci kenn génne àtte li ñuy wax génn na foofu nekkul ci étape boobu. beneen bi ci des mooy ki nga xamante ni taabia la mooy mujtahid taabia moo ko xamante ni moom dafa jàng li jiitu woon mën nañ jël bi ñu njëkk a wax étape bi ñu njëkk a wax comme imam Malik day jël texte alquran texte sunna génne ci àtte. deuxième étape bi comme Ibnu Qasim moom jàng na mazhabu Malik yépp li imam Malik jàngale jàngale ko léegi loolu imam Malik jàngale ay léeg-léeg àtte ñëw du ko ca gis léegi moom dafay sukkandiku ci àtte yi imam Malik doon àtte woo ak ay xawaayidam mu àtte xew-xew bi nga xamante ni moo xew loolu mooy mujtahidu taabia. am na koo xamante ni mooy mujtahidu taxriij mooy ki nga xamante ni dafay génne xew-xew ni lii la ci Malik wax te donte Malik fekkew ko ndax lan xool na Malik argument yi muy sukkandiku ak yi mu daan teg yépp su ko musaan sukkandiku su masala amee nii la ciy àtte ndax comme ça Malik dafay wax ni i'maalu dalilayni ahabu ilayya min ihmaalihima aw ihmaali ahadihima maanaam buñ ma tegalee ñaari xadis ma sànni leen ñoom ñaar mu ni bëgguma ko ma jël benn bi bàyyi beneen bi bëgguma ko li ma bëgg mooy ma fexe ba ñaar yépp ma appliquer leen. kon yow bu masala wàccee masala bi Malik fekkew ko waaye gis nga ni Malik moom xadis ñaari xadis rot na ci masala bi te jigéen na te day mel ni lu xaw a safaanu mu fexe ba dajale leen. ma jox la exemple suñu demee ci baabu sahwi ci julli soo demee ci mazhabu Abu Hanifa danaan la sujjóot yépp danga koy def boo sëlmalee ba pare mooy baada salaam. nga ñëw ci mazhabu Shafii ak Ahmad ñu ni la sujjóot yépp danga koy def qabla salaam. Malik ñëw boole ñaar yooyu mooy boo wàññee nga sujjóot qabla salaam soo yokkee nga sujjóot baada salaam. kon ñaari xadis yi ci rot yépp utiliser na ko loolu comme xaaidal Malik la yow même boo fekkewul Malik soo sukkandikoo ci règle boobu mu teg suñu tegee àtte mën nga ca sukkandiku àtte ni lii la Malik wax te donte Malik nekku fa. beneen bi ci des mooy mujtahidu tarjeex mooy koo xamante ni danaan ar raajix fil masala mooy question ñëw na wax yu bari xew na ci madhab bi ci benn àtte nga daal di jël ne àtte yi wax yépp bii moo ci gën a dëgër ni lii mooy sama argument loolu tamit étape la ci ijtihaad. am na lu ñuy wax mujtahidul futiya mooy yow xew-xewi jamono yi gisoo ni xewoon na bu njëkk texte tamit ñëwu ci nga daal di ni xool xew-xew yi xemoon bu njëkk nga jël xew-xew bi xool ba mu ci gën a nurool nga jël ko wéer ko ca boobu loolu mooy ilxaaqu ilxaaq mooy nga jël dara aj ko ci beneen. am na bu juróom-benneel bi mooy mujtahid boo xamante ni maanaam dafay talfiq comme ça jël ci mazhab bi xool wax yi nga xool bi ci gën a jege nga àttewoo ko. kon nee naa la yi ñuy wax yépp day génn ci ñaari étape yu njëkk yi moom da ciy génn mooy du ñu mujtahid mutlaq li ñuy def tamit du fatwa du ñu mujtahid taabia yooyu yépp xataa taxrij sax mën naa am li ñuy wax lépp day dox ci diggante futiya ak diggante talfiq baynal madahib. masala bu njëkk bi ñu bëgg a traité mooy ci buntu laab question bi ciy posé fi mu ne nii mooy ki nga xamante ni dafa bëgg a jàpp bëgg a julli te mënu ko loolu nu muy nekk kii médecin la walla kii homme de tenue la pandémie bi tasaaroo na ci dëkk bi médecin bi bu xëyee tenue bi muy sol mënu koo summi lu dul na fii ak ngoon kooku nu muy def ba julli te tenue bi mënoo cee jàpp mënoo cee tiim ndax tenue bi ni mel du lu ñuy jàppoo ko tiim
te mënoo ko summi ndax boo ko summi woon dafay yàqu maanaam doo ko mën a solaat da ngay summi rek lem dugal ca poubelle ba ndax xew feebar bi ni muy wàllaatee yooyu kon li nga utiliser da nga koy laxas rek teg xam nga kooku kenn ñu mënul naan ko juróomi waxtu julli da ngay def waxtu wu jot nga summi te ni boobu sol ko jàpp nangam déedéet kon léegi nu ñuy def te waa ji moom war naa julli te mu mënta jàpp mënul tamit tiim loolu wala fuqahaa yi wax faqidu tahurayn mooy ki nga xamante ne dafa ñàkk ñaari laab yi mooy ñàkk na laabu suuf ñàkk na tamit laabu ndox te war naa julli nu muy def ba julli loo léegi question boobu posé na fi mu ne nii posé na ci yenn ci malade yi posé na ci yenn ci homme de tenue ñi nga xamante ni dañu def couvre-feu bi monté du mënuñu summi seen dàll yi tout le temps ak seen liggéey rawatina nag médecin bi nga xamante ni moom sol na tëneem loolu bu njëkkoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jàngale alxuraan wax ni fa in xiftum fa rijaalan aw rukbaanan ci xare la doon wax mu ni su fekkente ni nekku leen ci sécurité amu leen dal gi na ngeen julli fa rijaalan julli leen di dox wala taxaw ak lépp rijaal ci arab mooy jamu raajil mooy kuy liiru mooy kuy dox tànku neen rijaal aw rukbaan mooy jamu raakib ki nga xamante ni dafa war yonent bi ate boobu la joxoon parce que loolu moo fi nekkoon xeex moo fi amoon mu ni nu leen situation fekke julli leen kon bu xew-xew bi amee genre bu mel nii mën nañu xool nu ñu situation fekke ñu jéem a julli ndax bu njëkkoon dañ doon julli ngir xifzu diin dañ doon bañ a mën a jàpp ak mën a julli nekkuñu sécurité ndax ngir sàmm diine tey nag sàmm bakkan la te sàmm bakkan ak sàmm diine ñoo tolloo ay léeg-léeg sax lu ci bëri ñu jiital sàmm bakkan moo tax fuqahaa yi ñoom waxoon ci lu mel noonu ay wax yu bëri imaam Malik daf ni ki nga xamante ni dafa ne ci situation bu du julli du julli ca waxtu wa du fay kon danaan julli wàcc na ko ibnu Qasim taalibeem jàng ci moom 20 fukki at ñëw ni déedéet day julli day fay yusalli wa yaqdi day julli day fay loolu mooy madhabu imaamu Shafii li ibnu Qasim wax la wax ku ñuy wax Ashhab ni day julli wala wax Asbax avant Ashhab mu ni du julli ci waxtu wi waaye day bàyyi saa bu situation passé mu fay Ashhab ni loolu mooy waxu imaam Abu Hanifa aussi Ashhab ni déedéet day julli ci situation bi mu nekk ni mu mel bañ a jàpp bañ a tiim julli ni mu mane comme nañ ko daan defee fa rijaalan aw rukbaanan léegi ñeenti wax yooyu am na ci kon jàpp ndal am na ci question bi boroom xam-xam yi ñu ci bëri li wax bi ñu tànn mooy waxu Ashhab mooy que na julli ci situation bi ni mu demee bu dee day taxaw bu dee day toog bu mënta rukkoo même ñi nga xam ne dañu sol tën yooyu te mënuñuy rukkoo ka siggeeg sëgg dañ taxaw julli mañ leen a faat ndax fuqahaa yi ñoom moom dañuy wax ni dabu waxtu moo gën dab laab farata la Seydina Cheikh nag wuute ak ñoom foofu ci question boobu Seydina Cheikh daf ni moom dab laab moo ko gënal dab waxtu lu mën a xew na xaar ba laab mën a am mu doog a julli moom it mujtahid la moo tax boroom xam-xam yu bari ni déedéet kon na julli ci situation boobu mu nekk loolu ñu bari moom lañu tànn ndax lan suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran daf ñu nettali ni fattaqullaha mastataatum na ngeen bàyyi xel suñu borom lu ngeen man maanaam na ngeen wattandiku yàlla na ngeen ragal yàlla lu ngeen man taqwa mooy nga def barrage sa diggante ak sifaatul jalaalu suñu borom loolu mooy taqwa kon ñene ci situation boobu bu ñu tànnee ñaar yi bépp baax na ki nga xamante ni dafa bàyyi ba mën a julli jàpp julli baax na loolu moo dëppook tariqa Seydina Cheikh li mu wax bu fekkente ni
da nga te moo dëppoog lenn ci fuqahaa yi li ñuy wax ñi ni tamit déedéet da ngay bàyyi da ngay julli ci situation bi ni mu demee après jeex na doo ko fay. loolu tamit am na ñu ko wax ci fuqahaa yi te li ëpp ci fuqahaa yi loolu la ñu wax. moo tax Malike yi wax ko ci ay bayit ni man lam yajid ma an wala mutayammama fa arbaatul aqwaali yaxkiina mazhaba yusalli wa yaqdi aksu ma qaala malikun wa asbagu yaqdi wal ada li ashaba. muy ñeenti wax yooyu yépp kon question boobu ñoom faaw ñu julli ak situation boobu. ñu jëlaat beneen question ndax wax exemple yi moo ëpp solo di wax ay théorie ci julli juma boobu tamit posé na problème bu rëy ci jamono yi ñu nekk ndax tëj nañ jàkka yi tëj nañ jumaa yi tere nañ tamit ay nit daje. léegi nu ñuy def ba julli juma ñu ne juma moom dafa am ay sart bu sart yooyu réunirul maanaam bu sart yooyu dajewul julli juma ga ci boppam la ñuy bàyyi. ñu ne bu sart yooyu dajewul dañuy bàyyi julli juma ga. am ñu ne déedéet juma mën nañ koo julli. nañ tudd rek ñaari sart yoo xam te moo gën a poser problème mooy julli juma ñu defe ko ci juma ak tamit mbooloo ma. yeneen yi ci des yëpp amul problème mais ñaar yooyu moo ci gën a poser problème mooy ñu defe ko ci juma ci jaami borom Ibnu Ashir dani bi jaamiin mooy nañ ko defe ci juma muqimin man azar. léegi bu fekkente ni amuñu juma ndax tëj nañ la ci kër gi amoo juma am ñu bari ñu ni déedéet kenn sartu ci juma ndax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam juma ji mu njëkk a julli jullee ko ci juma ak tamit ki nga xamante ni moo njëkk a taxawal julli muy Asad ibnu Zurara juma jooju mu taxawaloon ca Madina defu ko woon ci juma ñu ni kon sartu juma mën naa dàqu am na ñu wax loolu. bu ñu ñëwee ci mbooloo mi bu dee imam Malik ak ñi nekk ci mazhabam dañ ni faaw ñu mat 12 personnes bu dee Abu Hanifa wala ba bu dee imaamu Shafii ak Ahmed ibnu Hanbal dañ ni julli gi faaw ñu mat 40 personnes bu dee imaam Abu Hanifa mu ni buñ matee ñetti nit mën nañoo julli juma buñ matee ñetti nit rek mën nañoo julli juma ndax mbooloo lañ ci waxoon te ñetti nit mboolool. bu fekkente ni dàq nañ ñaar yooyu maanaam dàq nañ mbooloo ma dàq palaasu juma kon man dañ ko mën a jullee ci kër waaye nag julli koo xamante ni ñii dañ naan wér na ñii naan wérul te ko fa bàyyi julli goo xamante ni ñëpp d'accord na ni wér na te juma dafa am lu ko wuutu mooy tisbaar soo mënul julli juma julli tisbaar day wuutu juma te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bari daanan tarde juma ngir ngànt wala dara waaye daawuñu julli juma seen biir kër yi dañ daan julli tisbaar wuutale ko juma moo tax bu dee maliki yi dañ cee sart juma sart ci istitaan ndax la bi mawtinin qura qad furidat salaatu jumaatin li xutbatin talat bi jaamiin muqimin man azar xurrin qaribin bi ka farsaqin zakar ñoom loolu lañ ci sart bu sart yi benn manqué rek loolu wàcc na dañuy jàll ci beneen nee na bi mawtinin qura kon fi ñuy jullee jumaa na fa ay nit dëkk na nekkub dëkk xad fa salaatu jumaatin bi xutbatin na am xutba bi xutbatin bi jaamiin nañ ko jullee tamit ci juma bu juma amul duñu julli juma muqiim ki nga xamante ne day julli juma tamit na toog na nekk koo xamante ne nekkul ci tukki bu nekkee ci tukki wàcc na ko dootul julli juma leneen lay julli muqiimun man azar amul beneen ngànt tamit lu mel ni feebar ak yooyu
léegi nag ñoom sart yooyu mu tudd muqimin man adar xurrin nu nekk gor xaribin jige jumaa ji xurrin xaribin bi ka farsaxin zakar na nekk tamit góor sart yooyu yépp mu ni yii bu amul jumaa waratul leneen moo war kon situation bi ñu nekk mën nañoo àtte ni jumaa waratul bu fekkente ni jumaa waratul c'est pas l'appel ñuy julli jumaa ci kër yi comme sart yi dajewul jëratul julli ci kër yi nañ julli rek li koy remplacer muy tisbaar te julli goo xam ne ñépp daa d'accord ni wér na moo gën a wóor julli goo xamante ni ñenn ñi dañ koo yàq mooy lenn ci fuqaha yi yàq ni julli gi wérul ndax boo jullee ci lu dul 40 personnes imam Shafii imam Abu Ahmed ibnu Hanbal ni la sa amoo jumaa julli woo julli gi wérul su fekkente ni yées na 12 personnes muy fukki nit ak ñaar ba pare jullee woo ko ci jumaa imam Maalik ni la julli googu wérul du jumaa léegi nag kon am nga julli goo xamante ni ña ngi cay werante kon mën ngaa julli julli gu kenn werantewul loolu moo gën a wóor kon julli jumaa sart ya matatut nañ ko bàyyi ñu julli tisbaar léegi nag question kii julli jumaa wax nañ ko ba pare léegi nag xew-xew yi nga xamante ni moo am ci jumaa mooy ngëneel yi nga xamante ni moo nekk ci bisub àjjuma mooy bisu àjjuma dañu waxoon ni jaay ak fas ay sëy ak luye nit maanaam signé ay contrat de bail ak yooyu yépp dañ ko tere woon mais lan moo tax ñu tere ko mooy dem taxawali juma ndax suñu borom dafa wax ni ya ayyuha alladina amanu ida nudiya lissalaati min yawmi aljumaa fasaw ila dikrillah wa darul bay dafa wax ni bu ñu noddee noddu ñaareel ci bisub juma ku jaayati njaay ma araam na wérut ab sëy buñ ko fasee araam na di fa signé ay contrat de bail damay luyeeg damay nangam araam na lan moo tax loolu araamoon taxawal juma dañu digle woon ñu dem taxawal juma léegi kon bu fa taxawal juma jógee est-ce que loolu dañ koy mën a def maanaam est-ce que loolu dina jàppandi ñu ni waaw bu fekkente ni jumaa ji taxawatul kay mën nañoo jënd mën nañoo jaay mën nañoo def leneen ndax lan illa bi mooy sabab li taxoon ñu tere julli jumaa mooy jënd ak jaay xam nga nag illa ak sabab ak maqsad ak xikma yooyu yépp dafay jege waaye du bokk illa mooy li nga xamante ni ci lañu wéer jumaa ji maanaam jullim jumaa mi ci loolu lañ ko wéer atte bi li ñu tere woon ci lañ ko wéer bu fekkente ni li ñu tere woon ndax lan iza nudiya li salaati min yawmil jumaa fasaw ila dhikrillah kon woote boobu amatut ndax bu ñu wootee dañ naan sallu fi buyutikum exemple julli leen seen kër yi kon nag te usul yi nañ wax ne al xukmu yaduuru maa al illa maa illatihi wujudan wa adaman atte moom ak li tax ñuy atte ñoo ànd bu fi nekkee ñu atte bu fi nekkul de kenn du atte du war léegi kon bu fekkente ni tëj nañ jumaa ji julli amut nit mën naa jënd heure jumaa nit mën na cee jaay ndax loolu taxawatut bi ci des tamit muy beneen boo xamante ni dafa aju ci bisu jumaa mooy lu demee ni ki ay ngëneel la woon lu demee ni ki sangaayul jumaa lu demee ni ki jàng suuratul kahf ngëneel yooyu ak tamit xool waxtu woo xamante ni waxtu nangu ñaan la yu demee noonu est-ce que yooyu tamit dafay des ànd ak jumaa julliwuñ ko wala yooyu tamit bu fi jullim jumaa jógee daf fiy jóge ñu ne mais loolu ay ngëneel la yooyu ay ngëneel la ajuwul ci jumaa ji mais ci bisu àjjuma la aju te bisu àjjuma moom jógu fi julli jumaa nag mën na fay jóg mais bisub àjjuma bi moom jógu fi ñu ne kon nag loolu moom mën nañ ko def kon bu bisu àjjuma mën ngaa jàng sa suratul kahfi jàng sa yaasin
mën nga tamit di wër waxtu wi nga xamante ni moom lañ wax ni ci la ñu nangu ñaan nga def say ñaan ndax awqaatul ijaaba dafa am makaanul ijaaba dafa am ndax ni ñu accordé qudsiyatu zaman ak qudsiyatul makaan noonu moo tax nit buy ñaan tànn place buy ñaan tànn tamit heure waxtu kon loolu yooyu ngëneel aju wut ci jullig jumaa gi exact mais dafa aju ci bisub àjjuma bi te bisu àjjuma moom jógu fi léegi mu des lu demee ni ki sangaayul jumaa bisu àjjuma dañ daan sangu boobu nag sunna la léegi waa ji dematul àjjuma dematul jumaa kon est-ce que dina sangu foofu moom ñaar rek moo fi nekk mooy ñi waxoon ni sangu bi dafa aju ak jumaa ji mooy que ñoom kon sangu bi dañ koy dàq dootuñu ko defati ñi waxoon ni sangaay li noonu ci bisu àjjuma bi la bu boobaa sangaay bi lay des ba tey ndax bisu àjjuma bi mu ngi fi jógu fi kon yooyu aju ci ay ngëneel def ko wàññiwul dara amul problème. léegi ñu jël beneen question ci wàllu julleeg yooyu ñu tëj chapitre julli muy li aju ci mbiru néew nag dañ naan sang jullee suul te noonu la toftaloo am néew faaw nga sangu ko bu fekkente ni mën naa nekk faaw ñu sang ko bu fekkee mën naa nekk faaw ñu suul ko suul gi moom ala kulli haal lu ci jullee faaw ñu jullee ko faaw ñu suul ko léegi nag bala ñuy di dugg ci yooyu ñu bari dañuy wax ni ñi faatu ci pandémie bi exemple dañ leen di jàppe ku shahid mooy koo xamante ni dafa mooy martyr de guerre mooy koo xamante ni dafa dee ci xare exemple waaw dinañ leen wooyee shuhada mais shahid dafa am ay façon dafa am ku ñuy wax shahidu dunya wal axira koo xamante ni martyr la ci àdduna ak alaxira ki nga xamante ni martyr la ci àdduna ak alaxira mooy ëllëg kooku mooy ki nga xamante ni dafa faatu ci xare luñ ñu tax ñaan ko shahidu dunya mooy àtte àdduna sax loolu lañ koy àtte mooy kenn du ko sang kenn du ko sàng kenn du ko jullee dañ koy suul noonu rek noonu la ko suñu borom bëggee ndax nee na wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwaatun bal ahya walakin la tash'urun ñii ñu faat ci toolu xare bu leen wax ne dañoo faatu dee nañ seeni mbir jeex na déedéet yàlla nee na ñi ngi dund fi man moo xam nu muy dundee foofu waaye yéen du ngeen ko xamu leen ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu tiimee suhadaa Uhud ñi faatu woon Uhud mu ni ana shahidun ala haulaai yawma alqiyaama ñii man maa leen di seede ëllëg mu daal di digleen ni suul leen ak seen deret yéen taqan ak yépp te kenn du leen sang kenn du leen sàng kenn du leen jullee suul rek léegi kooku moom mooy shahid ndax àttey àdduna defal nañ ko mooy kenn julleewu ko kenn sangu ko kenn sàngu ko dañ koo suul kese am na nag ku ñuy wax shahidul axira faqat koo xamante ni da doon défendre boppam ba faatu kooku shahid lañ koy wooye dañ laa attaqué ngay défendre sa bopp bañ rey la dañ naan kii dafa shahid ki nga xamante ni da doon aar alalam ba ñu faat ko ci dañ naan kii dafa shahid ki nga xamante ni dafa faatu ci yooyu wala koo xam ne doon défendre boppam ak ay ak waa këram ak yooyu ba ñu faat ko kooku tamit shahid la waaye shahid boobu bokkul ak shahid bu njëkk bi ndax shahid bu njëkk bi kenn du ko defal mbiru àdduna yi kenn du ko sang kenn du ko sàng kenn du ko jullee dañ koy suul noonu mais shahid bii dañ koy defal àtte yooyu moo tax ñu ni shahidul axira ëllëg shahid la ko suñu borom di àtte waaye ci àdduna dañ koy sang dañ koy sàng dañ koy jullee dañ koy suul dañ koy defal àtte yooyu yépp léegi kon tomb bii am na nag koo xamante ni ñu jël boobu koo xamante ni shahidu dunya keese lañ koy wooyee koo xamante ni li tegu ci bët nit ñi mooy nan daa shahid xanaa xamoo ni du ko daanu ci toolu guerre rek da ngaa shahid ndax nit daanu na ci toolu guerre fekk làmboo woon na leneen lu ko ca génne da ngay gis koo xamante ni ma ngay xeex ci yoonu yàlla bëgg ñu ne diw ak a jàmbaar gis leen ma
mu faatu yàlla ni ko doo shahid doonte defal nañ ko àttee àdduna mooy kenn sangu ko kenn kii tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis na de wax na ko benn seede gis koo xamante ni mi ngi xuus ci biir xare bi yonent bi ni kii de min ahlin naar affaire bi jaaxal ñépp yonent bi ni kii de moom ci ñu du nitu àjjana maanaam waa sawara la te mi ngi ci biir guerre bi di rey ñi nga xamante ni gëmuñu yàlla lu tax loolu benn saxaaba ni nag dinaa ko topp ba leerlu lan moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni kii du nitu àjjana mu topp waa ji mais waa ji dafa dem ba ci biir xare bi ñu jam ko jam bi metti jéemu koo dékku muñ ko mu rey boppam xaru na waa ji doon topp ki ko doon topp ñëw ci yonent bi ni ko seede naa ne yow yaay rasulullah ashhadu annaka rasulullah ndax loolu mu ni ko ki nga doon yonent bi ni ko lu xew mu ni ki nga doon wax maa ko topp ba ca mujjëm dafa xaru am na koo xam ni tamit noonu la def ñu xeex ba ñu guerre ba pare mu jël ci màng mi maanaam li nga xamante ni ay kii la lu ñu gañe ci guerre bi loolu mooy li alquran di wax ni waman yaxlul yati bi ma xalla yawma alqiyaama loolu ku ko deewaale buñ la gisee shahid ci bët tamit soo demee ba ci biir di nga xamante ni du shahid kon ñett yooyu moo am xew-xew bi nga xam ne nag mooy pandémie bi muy corona bi exemple ku ci faatu te fekk làmboo woon ay moy yàlla man nga doon shahidul axira mooy ëllëg mën nañ la compter comme ku shahid ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moment yi ñu wax na nit ku shahid la bari na boo ko doon lim ëpp na 20 kon noonu lay demee waaye nag koo xamante ni ma nga ca woon lu ko neex topp ba kanam faatu ci lu demee nii ñu ni shahid la yonent bi waxul loolu kon question boobu moom nekkul shahid bi loolu leer na léegi nag mu des sang ba ki faatu nu ñuy def ba sang ko bu fekkente ni docteur yi xool nañ ba ni lii day wàlle ku ci sang néew mën na laa wàll ñiy dund kon kenn du musiba la duñ ko sang léegi xew-xew bii li ma wax rek amut woon waaye yu mel ni moom amoon na léegi mën nañoo jël yooyu dëppale ko ak moom ñu natt ko ci ay nattukaay la bu ñu demee ci école imam Malik wax nañ ni bu fekkente ni ñaari situation bu amee néew bi kenn du ko sangu mooy bu ñu ñàkkee ndox ñàkk nañu ndox te mënuñu koo téye di ko denc yenn denc yi nu ñu def dañ koy dañ koy tiimal bu dee góor la yummima li mirfaqayhi ka adamil ma Xalil dafa wax ni da dee góor la te amuñu ndox dañ koy tiimal ba ca conca ya ndax na li adamil ma bu dee jigéen la te ña fa nekk ay góor la ak yooyu lu mu wax yummimat li kuwayha dañ koy tiimal ba fii kon bu njëkk situation amoon na nit faatu mënuñu ko sang ñu tiimal ko beneen bi ci des mooy ki nga xamante ni dafa faatu ci même jamono boobu ci jamono yu njëkk yee ba avant lii di xew nit faatu waaye dafa feebar boo xamante ni xëy na boo laalee sax der bi ruus der bi wàcc ñu ni kooku kenn du ko sang dañuy jël ndox rek sotti ko bu ñu paree nuñ ko mën a laxas ko daal di suul léegi nag kon ñu ngi ci situation boo xamante ni nuróo na ak yii léegi dañu xool bu fekkente ni docteur yi gis nga jamono bii ñu toll nii ak xew-xew bi fatwa yi docteur yi di fatwa moo gën a wér fatwa bépp li docteur bi wax moo gën a wér li boroom xam-xam bi toog fee di wax ndax docteur bi dafay wax ala ilmin day waxee ci xam-xam day waxee ci expérience wax loo xamante ni lu mu tajriba la kee nag dafa toog feere tiim ay texam di wax bokkuñu kee mi ngi ci terrain bi moo tax seeni wax lu ñu accordé la ci lislaam kenn wërta fatwa te diisoo woo ak ñoom léegi bu fekkente nit dafa faatu ci jamono bii
te ci feebar bee ko faat docteur yi wax nañ ni feebar bi day wàlle. léegi nag nit ñi def nii lu baax la mooy que docteur yi ak équipe yu santé bi ñoom ñooy jël seeni matuwaay defar ko ba mu baax ba mu cekk nañ koy sang koog lépp bu dee dañ koy sang waaye daal ñoo koy defar ba nga xamante ni suul rek moo ci def wala sax ñoom ñoo koy suul ndax xëy na peut-être kenn mënu ko jige ndax li xew ndax moom faatu na ba pare walul ron ñuy dindi di ko tasaare. kon bu ñu taxawoon fële sotti ko raakolu ndox mu tooy ñu xool nuñ ko mën a sange ñu sange ko noonu nuñ ko mën a laxase ñu laxase ko noonu ñi ko mën a suul tamit ñu suulee ko noonu baax waaye nañ ko defal ba fi ñu man nañ ko defal ba fi ñu man léegi nag loolu li nga xamante moom la ñuy def nga xamante ni docteur yi ñoom ñooy jël mbir moom yépp jël engagement yépp def ko loolu mooy li ci diine wax balaa wàll keneen. léegi mu des est-ce que ku faatu ci lu mel nii mën nañ laa déplacer mooy jële ko dëkk ak dëkk pour suul ko yooyu. bu njëkk question déplacer néew traité woon nañ ko ñu ni néew mën nañ ko déplacer bu dee ci fuqaha ul maliki yi dañ ni dagan na ñu déplacer néew jële ko place yóbbu ko beneen place suul ko fi boo xoolee Sénégal gi lu ci ëpp loolu la ñuy def. wa jaaza naqlun in min badwin dagan na ñu déplacer néew donte dañ koy jële ca taax yi yóbbu ko ci kaw ga mën naa nekk rawatina bu dénkaanee loolu. am ñu ni waxuma sax dagan waaye dafa war comme Xirsi li mu wax ni walaw awsa an yudfana bi makaanin fa yajibu an yuttaba su fekkente ni dafa wax ni su ma faatu nañ ma yóbbu place sàngam nee dañ ko cee war a topp yóbbu ko foofu donte dañ koo suuloon sax mën nañ koo sulli dem yóbbu ko suul ko fa fi mu waxoon ñu suul ko fa. walaw dufina fi gayrihi yunqalu maa lam tunhak xormatuhu budul ni xotti ormaam da cay am ndax nag ku ñu suul ba pare sulli ga rek mën naa indi xotti orma ndax xanaa xamoo ni nit su xusee faatu léppam awra la moo tax nit bu faatoo rek dañ koy muur tànk ak baaraam yeeg sax awra la dañuy muur lépp. moo tax alquran ba muy wax ca qissatu qaabil ak haabil wala ñaari doomi aadama yooyu dafa wax ni muy suturaal awra moroomam muy kon dafay suul léppam kon transporter néew dagan na ci bu fekkente ni du xotti wormaam te distance bi soriwut yenn sori yi sori distance nag léegi dafay posé wu ci jumtukaay yi ñu koy transféré bu dee avion la lu mu sori amul problème waaye bu dee leneen nga ko teg nga xam ne dafay sori mën na yàqu wala mën na am problème dafay xotti war maam nañ suul foofu. jamono ji nga koy déplacé tamit yam ci seddaay ak tàngaay pour mu bañ a kii bu njëkk loolu lañ doon wax mais loolu tamit passé nañ ko léegi ndax parce que léegi am na frigo yu ñu koy def am na fu ñu koy def ba du am benn problème. kon yooyu yëpp passé nañ ko léegi fi ñu nekk mooy ki nga xamante ne dafa faatu ci bitim réew wala feneen te mënuñu ko déplacer ndax aéroport yi tëj na amuñu fenn fu ñu ko déplacer donte mën nañ ko sax conserver foofu mais loolu du suturaam te tant que ay nitam fekk suuluñu ko ñi ngi naan diw du génn seen bopp yi kon ku faatu ci lu mel ni fa mu nekk nañ ko fa suul kon génn nañ ci sang bi. génn nañ ci sàngaay bi moom niñ ko mën a sànge rek lañ koy sànge suul bi tamit noonu léegi mu des lan jullee gi jullee question biñ ci posé mooy est-ce que mën nañoo jullee néew ci distance maanaam utiliser internet wala dara imam ba taxaw fee di jullee ñun ñu topp ci moom di ko roy est-ce que loolu mën na nekk. am na ñu ni waaw ndax bu dee suñ mazhabu imam Malik bii dañu wax ni nit ki mën naa toog ci këram di roy ci jumaa ji te bu loolu mënee nekk kon nit mën naa toog ci këram di roy ku ñuy jullee ku nekk feneen doonte bitim réew la waaye nag am na ay sartu yu ci nekk mooy nañu bokk heure bi ñuy bu dee julli bu dee yeneen julli yi la bu dee julli farata leneen la dinañ ci ñëw
ndax bu fekkante ni julli farata bu ñëwoon loolu mën na nekk sax comme ni mën a nekkee nii kii mënul di julli tisbaar kii julli tàkkusaan kii di roy ci moom wala kii nekk ci une heure kii nekk ci suba teel ñuy roy ci moom ndax bokkuñu heure julli yow yaa ngi julli fi sa heure jotagul kon faaw ñu bokk. beneen tamit mooy déclenche bañ a am ci julli gi maanaam li ñuy utiliser bu imam ba dee rukkoo fekk yow yaa ngi rukkoo waaye bu fekkee imam ba ma ngay sujjoot fekk yow yaa ngi rukkoo ndax dafa am déclenche ci li nga xamante ni mooy moyen de communication bi bu boobaa tamit loolu jàppandiwul. boo xoolee nag di julli te gisoo ki lay jiite gisoo ko jokk ci moom ak yooyu mën na nekk ndax bu njëkkoon loolu amoon na soxna yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam dañu wax ni kunna yusalliina fi buyutihinna bi salaati ahlil masjid daanan toog seen kër di julli ci julli waa jàkka ci kon di roy ci koo gisul kon mën na dañ koy commencé natt ni nit mën naa roy ci koo gisul loolu lañ daan wax musammi moom la wax xalil wax ci malikiya yi bu ñu tax ñu utiliser xalil mooy que téere la boo xamante ni sukkandiku nañ ko ci mazhabu Maalik te bu ñu nee xalil wax na ko mooy am na wajhu ci mazhab bi exemple wa jaaza musammiun wa iqtidaun bihi aw bi ru'yatihi wa in bi daarin loolu la wax beneen mooy est-ce que néew mën nañoo toog fii mu faatu fële ñu suul ko ñu ko jullee avant ñu koy suul wala buñ ko suul a pare ñu jullee ko xam nga yooyu boo xoolee li tax nit ñi di ci sonn ci di ko waxtaane mooy nit bu faatoo ñaanal ga da ca am solo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni maa min rajulin yamuutu fa yaquumu ala janazatihi 40 rajulan laa yushrikuuna billahi shay'an illa shafaa allahu fihi illa shafaahum allahu fihi nee na nit bu génnee àdduna mbooloom ñeent fukki nit teewe jullee ga te ña ko teewe ay nit ñu yiwlan duñu bokkaale yàlla nee na yàlla da koy jéggali bàkkaaram moo tax nag loolu nit gaa yi ne loolu kenn du ko bàyyi mu jàll kon moyen bu ñu mën a def ba jullee ko nañ ko def moo tax am ñu ni kon nit bu faatoo ci situation yii kenn talut kenn ay mbokkam sañ nañoo toog fii bu fekkante ne xew-xew bi dafa nekk fen te newul feneen daje mbooloo mu bari ñu taxaw jullee ko ñaanal ko ndax lan yool boobu bañ ko raw moo tax bu dee nag ci bu ñëwee ci école fiqh ci madhab imam Malik ñoom dañu wax ni salaatul ghaib mooy jullee ko fi nekkut dañu wax ni dañ koo sib mais araamul loolu ab wax la ci am na beneen wax bu ñu dafa dagan jullee tamit koo xamante ni dañ koo suul ba pare dañ koo sib ñoom tamit ba tey waaye araamul kon kay bu fekkente ni mën nañoo jullee ko fi néewul kon nit mën naa faatu fële ñu jullee ko fii ñu ni loolu ñi ne mënul nekk nag lii seen problème li posé mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu def yonent bi bu ñu ko tàggee Najaasi moom dafa taxaw daal ne gaa yi sàppe leen ñu sàppe mu jullee ko te Najaasi yaa ngi Éthiopie Habasha moom mu ngi Màkka xaw ma wala Madina normalement kon soree nañ distance boobu am na kon salaatul ghaib am na ñi ni nag loolu mënul nekk non dañ ne loolu xaas la maanaam yonent bi kese moo ko jagoo usul yu dañuy wax ne daawal xusuusiya laa yastaqir yow jekki-jekki nag lii xaas la non fan lañ ko tegee ci xaas bi ñu ni waaw ndax am na saxaaba comme ça Jaafar faatu na te julleewu ko waaw Jaafar kenn du ko jullee Jaafar shahid la kenn du ko jullee Jaafar shahid la kenn du ko sang kenn du ko jullee dañ koy suul noonu bu dee qadiya dani loolu daal xaas la ci yonent bi wala bu dul xaasit moom yàlla moo ko yëkkatil indil ko mu jullee ko ala kulli xaal loolu gisuñu ko moo tax Laxmi di boroom xam-xam ci madhabu imam Malik ni daal alqawlu bi jawaazi salaati ala alxaaibi axsanu ma ne
koo xamante ni nekku fi nañ wax ni nañ ko jullee loolu moo gën. comme yiw la nit bu faatoo fa mu nekk ña fa nekk defal ko liñ ko war a defal yow soo mënee am mbooloo mu ko ñaanal fii nañ ko ñaanal wàññiwul dara ndax yiw la wooy sàkku woo koy wutal kon jullee bi mu ngi noonu. beneen bi tamit ñu posé waat beneen question mooy que baamu julli gi mooy ñi ko yor mbooloo mu ndaw lañ jullee nañ ko beneen mbooloo ñëw di ko julleewaat loolu tamit makruh la dañ koo sib ci jamono ci mazhab Malik bu dee mbooloo da ko jullee mais bu fekkente ni kenn ko jullee kenn sibu ko waaye mbooloo kay am na ñu naan tafaadul amul ci mbooloo mais mbooloo dina am tafaadul maanaam gënante ci gën ngaa bari mbooloo lu mu gën a bari gën yool ba gën. gis nga boo xoolee mbooloo moteur la boo xamante ni xam nga julli wutal ko ruux dafa jafe kenn nit mënut a wutal ruux julli ndax boo kàbbaree bala ngaa sëlmal sa xel mi dem na fu ne sa xel mi dem na fa kenn mënul ni la ba ma kàbbaree ba ni ma sëlmee sama xel génnul julli génnul ci yàlla néew na. léegi nag bu fekkente ni mbooloo la benn moteur la rek bu kenn demee keneen a ngi costé bu keneen demee keneen a ngi costé loolu moo tax ñu bëgg julli mbooloo. léegi nag bu fekkente ni comme baamu julli ak julli ci ku fi néewul ak yooyu yëpp wax nañ ci loolu mooy que ni ku faatu ci lu demee nii mën nañ laa jullee foo néewut ci mbooloo ñu ñaanal la maanaam mën nañ laa defal salaatul ghaib. bu fekkente ni tamit communication bi mën na nekk mën nañ ko def direct di dégg waaye na fekk rek communication bi jàppandi mooy imaam ba bu kàbbaree yow yaa ngi kàbbar bu rukkoo yaa ngi rukkoo bu sujootee yaa ngi sujoot bu sëlmalee yaa ngi sëlmal nga xam ne day nekk direct du am déclenche bu ko deful rek amul problème ndax loolu lañ mën a natt ci julli musammi ndax bu njëkkoon dañ ne musammi maanaam nga toog fii di julli di roy ca jàkka ja mën naa nekk. benn problème rek mooy posé mooy ki nga xamante ni dafay roy ci kii di julli bu doon julli ba ci yàgg courant coupé wala nga ñàkk écho déggatoo nooy def. moo tax ku ñuy wax Abu Yusuf da doon wax ni nit bu maîtriser benn xam-xam rek da koy permettre mu maîtriser xam-xam yépp. Kisaa yi moo doon wax loolu. Abu Yusuf ni ko naa la laaj ay question ci fiqh nga tontu ma ko ndax yow naxwi nga comprendre. mu ni ko ki nga xamante ni dafa julli juum ci julli gi di sujoodu sahwi bi mu sujoodu sahwi bi juumaat ci sujoodu sahwi bi léegi kooku nu muy def mu ni ko du ko sujootal sujoodu sahwi kenn du ko sujootal ndax yow boo julli woon juum di ko sujootal juumaat ci sujoot gi est-ce que da nga koy sujootal mu ni ko mukk mu ni ko foo ko teg mu ni ko ci naxwu mu ni ko ndax mu ni ko ci fan mu ni al musagharu laa yusagharu lu ñu tasxiir ba pare kenn du ko tasxiiraat ku tudd Usayd kenn mënu koo jël di ko tuutalaat maanaam forme bi ñuy defee tasxiir ci en arabe mu ni ko fiq de noonu la ci demee tamit mu ni ko waaw gaa ñi nga xam ne dañu doon julli ci géej gi yor war ay gaal yu différent ñu dem ba ci yàgg duusi géej yi ñëw tàqale leen te benn imaam lañ amoon imaam baa ngi ci kanam duusi géej yi tàqale leen léegi ñooñu avant ñuy sëlmal affaire bi dal gaar yi tasewaat est-ce que dañuy continuer di royaat ci imaam bi wala nu ñuy def mu ni ko déedéet duñu continuer di royaat ci imaam bi mu ni ko foo teg loolu mu ni ko laa wasla ba'da al-qat'i bu dee ci naxwu boo dee toftale naan diw ak diw ak diw nga dugal fi dara beneen wax ba mu kii nga daal ñëw bëgg a jokkaat du mën a ne mu ne ko nag laa wasla ba'da al-qat'i ñoom bu ñu dajewaate tamit ku ne lay àggale sa jullit bopp kon fi ne nii boo doon roy ci koo gisul bu courant bi coupé dog-dog bi am lu yàgg ñëwaat doo jokkaat ci moom de da ngay continuer sa jullit bopp parce que mën naa am xamoo fu mu yam te boo bu fekkee da nga ànd ak moom ci rakkaam ñaareel fekk moom yow sa rakkaam ñaar moom mu ngi ci rakkaam ñetteel du dem da ngay continuer sa jullit bopp am na ñu ne tamit dañuy dagg julli ga julliwaat ñoom
wa man yasil bi imaamin wanqata tasmiuhu wanqata tasmiuhu fa fi taraddudi waqa fa qiila yaqtau wa qiila bitamaam wal awalu lmashhuru xatman lil imaam. kon problème boobu rek xëy na mooy posé. léegi ci bu dee ci koor xam naa yeneen question yi xëy na duñ ci mën a àgg ndax waxtu wi, waaye ci koor moom dañ fiy wax maanaam lu xiinul xëy taw, ndax da ngay gis ku taxaw fële naan la mën nañoo dog bañ a woor ndax corona bi. ah yow feebaroo yaa ngi wér nekk sa kër dara jotu la nga ne da ngay dog, foo koy teg? alquran daf ni yaa ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaquun ayyaaman maadudatin faman kaana minkum maridan. yow nga maridan da nga na fekk yow da ngaa feebar, waaye kay ki feebaru bokkul. aw ala safarin fa iddatun min ayaamin uxar. ñi nga xamante ni feebar na ñoom ci beneen yeneen fan ñu fay, waaye bala nga naan kay nañ aj weeru koor nañ nàngam, lan mooy problème bi? est-ce que da ngaa feebar? ñi feebar moom wax nañoo ak moom, ñi feebarut nag nañu toog comme ni leen santé bi bàyyi seen kër yi ñuy faj seeni soxla, noonu la ñuy wore. mu des question julli yeeg yooyu taraaweex. xam nga julli taraaweex mooy naafi la ñuy def ci jàkka yi, loolu moom mu posé wut problème, ndax loolu aslan ci kër lañ ko daan defe, ci jamono yonent bi ci kër yi lañ ko daan defe, jamonoy Abubakar ci kër yi lañ ko defe, Omar moo ñëw ñu koy def ci jàkka yi, waaye ci kër yi lañ daan naafila. kon li nga daan def jàng alxuraan ak yooyu yépp mën nga ko def. julli taraaweex du problème, kon foo ko mën a jullee mën nga koo jullee ko sa kër, ndax loolu mooy cosaan. bu njëkk ci kër yi lañ ko daan jullee ba Omar bi mu ko indee ni ni'matil bid'atu hadhihi. dese woon na yeneen point lu demee ni lu jëm ci baabu zakat azaka, ndax est-ce que nit ñi bu ñu loroo ba yenn kii mën nañ leen a jox azakata waxtu wi jotagut, ak mbiru aj Màkka geeg yooyu, est-ce que aj gi dañ koy bàyyi définitivement wala kenn da koy taxawal ndax ñu taxawal sha'ira beeg yooyu. xëy na loolu bu ñu ñëwee ba ca munaqasa ba muy discussion ba incha allah yuñ ci mën a leeral rek ñu leeral ko. li ñuy tëje daal mooy que ni xew-xew yi xew liñ ciy wax ñun du àtte yu bees, waaye ay àtte la yoo xam ni amoon na bu njëkk, lii xew nuroog moom ñu jël ko wéer ko ca. loolu mooy savant bi nga xamante ni mooy futya ñiy fatwa boobu niveau lañ war a am. ñun nag liñ doon wax lépp nettali lu jàlloon la, waaye kuy fatwa war ngaa xam ban étape ngay waxe ak ñan ngay waxal ak ban temps ngay waxe. te tamit kenn sëñta fatwa koo xamante ni bokku leen dëkk bokku leen situation, xamoo lu xew ci moom, ndax loolu moom baaxut. beneen bi tamit mooy sëgg rek ci texte yi. lii maam Cheikh waxoon nee na maa fil kutubil fiqh ila al xusumaat. téere fiqh yi werante rek a ca ne, te effectivement wax na dëgg, mënuñu bañ a werante ndax ku ne da ngay waxee sa effort bopp ak sa xam-xamu bopp. léegi nga jël nag texte boo xamante ni yàggoon na nga sëgg ci ni duma ko bàyyi, di nga lor ka ngay waxal, lor ñeneen. sëñ Cheikh waxoon na ni benn waay ñëw na di laaj fatwa jabaram joo xamante ni dañ ko fase, waa ji dem génne téere bu fënd muy fatawaaye liis, daal di koy fëgg nag teg ci taabu bi. waa ji ni ko waat naa ci yàlla ni téere bi dooma ci àtte, ndax boo ko àttee jabaram tas, te moom bëggul lool, lu rek la sëy bi la bëgg. moo tax kenn du sukkandiku rek ci ni texte ba fi newoon dem moom la ñu appliqué tey, déedéet. moo tax imam Qarafi wax ni wal jumuudu ala al manqulaati abadan dalalun fi ddin wa jahlun bi maqasidi sharia wa jahlun bi maqasidi ulama il muslimina wa salafi al maadi. xëy rek sëgg ci texte yi wow ci ni du ma ci dérangé wu, du ma ko génn, di nga lor sa bopp, lor ñeneen, lor sharia. kon niveau boobu moom la ñuy wax.
ñu dellu di sant waa Mourchid TV di leen ñaanal yàlla jëmale leen kanam ndax li ñuy doxal ci diine ji néew na presse bu koy doxal ci diine kon yàlla na yàlla yokk seen man-man lépp nag kilifa gi la moom mooy lépp moo am xalaatu situation bi ni mu mel nii tëj nañ jàkka yi tëj nañ jumaa yi tëj nañ aéroport yi tëj nañ port yi nga tijjil diine bunt loolu lu rëy la vision bu sori la xëy na nag ba mu ko commencé wax yàgg na kon nag di ñaan yàlla mottali ko yàlla gën ko kàttanal gën ko dëgëral gën a dëgëral ñépp yàlla def tamit xew-xew yi nga xamante ni moo xew ci jamono tamit yàlla yëkkati ko fi ak jàmm di ñaanal ñépp jàmm di ko sàkku ci yéen wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mboros coronavirus yettima e nder leyɗele kewɗe ina jeeya hen leydi sénégal jagorgal kalfinalgal cellal ɓalli e golle rendo ina eero hen ɓesguji ɗi nde jokkata e ɗoftade jamiroje laaɓal e senare neɗɗo fof e dental